jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média xibaar yi la ca gën a fës bokk rek ci ñaareelu vague mbas mi ñu wax nag ñu ne daal bi ñu ko seetloo daal gën naa tar bi ñu njëkk a nemmeeku jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu ko wér-gu-yaram moom moo ko xamle moom Abdoulaye Diouf Sarr ci kaw loolu nag muy sàkku ci askan wi daal ñu gën a sàmmonteeg matuwaay yi nga xamante ne jël nañu ko ci wàllu fegu gi. Assemblée nationale nag ñoom ña ngay waajal rek ngir nag voté ab charte bu yees loolee dafay mën a tax rek njiitu réew mi mën a jël ay dogal jaarale ko ci ordonnance député yi nag ñoom lu soxal nag kon li nga xamante ne rek moom la ñu war a wote nag ñu ngi ci sëgg rek ngir loolee mën a sotti ñuy xam ne nag bu sotti itam dina tax rek njiitu réew mi matuwaay yi muy jël bokk na sax ci wàllu couvre-feu nga xam ne saa yu ko neexee mën na koo jël mën na koo tamit daal di wëyal. dinañ waxit ci fële Ngadiaga ak lakk nga xamante ne moo fa xewoon mu nekk nag ca commune bu Notto Gouye Diama muy nag teenub rek gaz boobu nga xamante ne moo tàkkoon ba indi ji jaaxa ca askan wa loolu nag gis nañu ñetti fan a ngi nii ña ngi koy jéem a fay waaye ba nëgg ni nag nañ jàpp ne des na ba tax na nag ñi nga xamante ne nii ñoom ay borom xam-xam lañu nag ñi ngi def sax seen kéemtalaay kàttan ñu ne nag sax jumtukaay bi nga xamante ne nii moom lañ ko war a rek kon faye jumtukaay yooyu nag jamono ji ñi ngi def kéem kàttan ngir mën caa jotee dinañ des ba tey ci wàllug lakk googu ak borom xam-xam yi ñoom nañu ko jàngatee nag mooy yëf yi daal waroon nañu jël ay matuwaay ca teel. Amadou Kanar Diop di ngeen dégg ay kàddoom ci biir xibaar yi muy wax ni sax ni moom ni nga xamante ne nag noonee la gisee nguurug Sénégal wooteeg wàllu jëmale nag ci l'armée bi nga xamante ne nag fekkul baax fii moom loolu daf ko naqarlu muy armée bi nga xamante ne armée française la mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média xibaar yi dañu koy tàmbale rek ak ñaareelu vague mbas mi nag ñu ne ci seetlu daal gën naa tar bi ñu jëkk nemmeeku ba tax na jëriñ yi nga xamante ni moom la ñu gàllu wàllug wér-gu-yaram di sàkku rek ci askan wi ñu gën a sàmmonteeg matuwaay yi ci wàllug fegu. Abdoulaye Diouf Sarr di wax tamit comité de gestion bi nga xamante ni moom moo yore wàllug épidémie yi ma ngay def kéemtalaay kàttanam ngir nag fegu ci mbir mi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Alassane Ba. Par rapport ak virulence bi est-ce que virus bi dafa gën a donc tar dafa gën a donc metti moom la nit ñi seetlu donc mën naa yem foofu moom la nit ñi seetlu te loolu bu ñu ko seetloo nag daf ñu war a donc commander beneen taxawaay mooy taxawaay boo xam ne dafa gën a donc nekk taxawaayu pas-pas si loolu la ñu nekk moo tax tey réunion bi ñu jógee won nañ ne matukaay yëpp jël nañ ko pour véritablement donc virus bi mën a génn réew mi matuwaay yooyu li si jëkk mooy lépp luy CTE si réew mi ñu ubbiwaat ko lépp looy jumtukaay bu jëm effectivement si li ñuy wax cas grave ñu taxawalaat ko mais lépp lu si wartam si wàllu communication information ñu taxaw si mais instance de coordination yi yëpp aussi ñu dundalaat leen notamment CNGE CRGE ak groupe opérationnel CNG bi mu ngi fonctionner chaque lundi mais si région itam demande nañ à ce que gouvernement réactiver waat effectivement liggéey bi au niveau territorial loolu mooy wane ne effectivement bu ñu nee donc virus bi dafa gën a tar loolu ay nit constaté ko ñu constaté ko loolu nañu taxaw donc pour ñun aussi ñu gën a taral suñu liggéey. niñ ko waxee woon ci ndoxte li pencum ndawi réew mi nag mi ngi waajal wote ab charte boo xamante ne dafay tax njiitu réew mi Macky Sall mën a jël nag ay dogal jaarale ko ci ordonnance dogal yooyu nag ñu gis ni sax njiitu réew mi mën na koo mayit moo gën a sori ba ci mel ni wàllu couvre-feu ñu ne sax mën na koo jël mu mel ni kon ab régime bu yees lay doon ñu daal di koy teg rek ngir mën a fegu ci mbas mi mën a xeex mbas mi te loolu nag couvre-feu saa yu amee jàppale ni njiitu réew mi bu jeexee mën na ko làbbaliwaat mu nekk xibaar bu tëkkee ci suñu naataango yu rajo Futur Média. Groupe Futur Média nag ñàkk kenn muy koo xamante ne taskatu xabaar la ñu gën ko xam ci Ibrahima Khalil Sène gannaaw rek feebar bu ko tëraloon ma nga faatoo ca Tiwaawan moom moomu di Ibrahima Khalil Sène nag nekkoon ndawul GFM nag foofee ca Tiwaawan mu nekkoon koo xamante ne nag liggéey bu rafet mi ngi ko doon liggéey ñu teewlu Daouda Mine mi nga xamante ni mooy directeur de publication bu IGFM.
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ñu ngi métitlu bu baax demu Ibrahima Khalil Sène journaliste la woon fii ci IGFM bi nga xamante yàlla jël na ko tey yàlla na ko yàlla xare àjjana bi jaahi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahima Khalil Sène nekkoon na nit ku nga xamante ne journaliste bu modèle la woon mais nekkoon na également grand frère pour ñun ñëpp fii ci IGFM fa nga xamante fa dañuy liggéey ñun ñëpp moo ñu magoon mais ku amoon orma ci nit ñi la ku respecté woon collègue am yi nga xam ne ñoom la doon liggéeyal ku respecté woon hiérarchie la également parce que comme ni ma ko waxee ñun ñëpp moo ñu magoon mais malgré tout nangu woon na kilifte ba lépp lu nga xamante ne sant daan nañ ko sant ci liggéeyam daka daan def sans broncher nekkoon professionnel nekkoon ku nga xamante ne également ku amoon commerce facile ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla bi nga xamante ne moom moo mën lépp moom ñëpp yàlla na ko yàlla baal ay rëcc-rëccam yàlla dugal ko àjjana jannatu nahim wuutu ko ci njabootam gi nga xamante moom la bàyyi bi jaahid sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nangoo ko ñuy ñaan sunu borom rek suuf woyof ci kawam te sunu borom xaare ko ca aljana. ñu àddu nag ci ñaari ndaw yooyu nga xamante ni ñoom ñoo réeroon ca àll boobu nga xamante ne nag duppee nañu ko Blaise mu nga féete rek ca boori frontière bu Guinée Bissau ñaar lañu nag di ay ndaw mujj nañu gis rek seenu néew ci àll boobee nga xamante ni ñoom ndaw ñooñu nag niki altine ji daal ca lañu daal di rek kon dem fa nga xamante ni moom mooy àll boobu ndax jàppale ni am na seen beneen morom boo xamante ne nee nañ moo leen taxoon a jóg ñu demoon nag di ko seeti ndax kooku dafa réeroon waaye nag gannaaw bi daal la ñu daal di gis rek seenub néew fukk lañu ak benn yoo xamante ne dañoo demoon ca àll boobu di fàttali ne dañu faa demoon rek ngir doon am lu nu wuti ba mujj bi ñu daal di réer. ñu daal di des ba tey ci bëj saalumu réew mi wax nag ci jafe-jafe yi nga xamante ne léeg-léeg ñoom dawalkat yi transporteurs yi dañu koy jànkonteel moo waral société civile nag daal di amal foofu ab ndaje boo xamante ne nag ndaje ba mi ngi boole rek réew yi nga xamante ne ñi ngi faree CEDEAO bokk na ci ñetti réew yi di Sénégal Gambie ak Guinée Bissau la ñu bëgg rek mooy jafe-jafe yi nga xamante ni dawalkat yi ñu ngi koy am ci tali bi mën a jeex. ñu teewlu ki nga xamante ni moom moo wax ci turu société civile ñu gën ko xam ci Souleymane Baro ci micro Boubacar Diassi. dafa nekk benn agenda boo xamante ne Nations Unies moo ko tëral pour pays yëpp pour ñu mun a sukkandiku ci projet boobu pour ñu mun a def seen politique publique. donc lépp loo xamante ne dañ koy def il faut que ñu bàyyi ci xel ci environnement bi il faut que ñu bàyyi ci xel ci néew yi doole yi il faut que ñu bàyyi ci xel ci doole yi donc ñoom ñëpp dañ leen war a bokkal ci projet boobu. pays bu nekk chaque fois booy def say politique publique il faut nga intégrer loolu yëpp dañ ko def Ziguinchor mais dafa lëkkale 3 pays Sénégal Gambie ak Guinée Bissau mais également dañ ne transporteurs yi ak commerçants il faut que ñu former leen pour ñu xam comme ça bu fekkee ne da ngay dem ci beneen dëkk bi déjà nga xam ni boo demee ci frontière bi lii ak lii moo la ciy xaar donc loolu naka ngay mën a def pour nga mën kaa régler mais aussi policiers yu nekk ak douaniers yu nekk Gambie Guinée Bissau ak Sénégal ñu mun leen mettre ensemble pour ñoom ñu mun a waxtaan pour ñu mun a harmoniser seen procédure de contrôle seen procédure d'enregistrement ak seen procédure douanière ñoom ñetti kuréel yooyu bu ñu ko amee rek je pense que usagers yi ñoo ciy mun a bénéficier wu. ñu dellu wax rek ca lakk ga woon ca Ngadianga ma nga ca commune bu Notto Gouye Diama muy nag toolub teenu gaz boobu nga xamante ni moom moo lakkoon ba indi woon nag fitna askan wa jaaxle woon loolu nag gis nañu ne ay expert di borom yi xam-xam nag ñoom am na noo xamante ne noonee nag lañu ko jàngatee ndax nguurug Sénégal sax moom moo leen woolu ndax xam ngeen ni ñàkkoon na ay jumtukaay yu ñu ko fayee waaye tey xel mën naa dal ndax lépp la ca war daanu ko def jëwriñ ji dénk wàllu alam gi ma nga fa woon Cheikh Anta Diop. ñu ngi fii ci Ngadiaga daanaka ñi seen xam-xam màcc lu jëm ci wàllu lakk ak gaz ak pétrole ñoom ñëpp a ngi fi waaye ba léegi safar saa ngi jolli. depuis samedi technicien Forteza yi technicien Petrosen yi ñu ngi liggéey ensemble pour jéem a xool naka la ñuy régler situation bi. c'est pas un incendie boo xamante ne comme les autres tu vois yoo xamante ne da ngay ñëw rek fay ko noonu non parce que ça nécessite quand même une expertise am na lu mu laaj. donc depuis loolu bi ñu xoolee situation bi ñu xam ne actuellement il faut que ñu xool yeneen entreprise yoo xamante ne am nañ expérience ci domaine yu mel nii ku mel ni Halliburton waxtaan nañu ak ñoom pour que arrêter carrément flamme bi. techniciens yi nga xam ne moom la ñu fi fekk rassuré nañ ñu ne impact bi mënul passer fii donc day continuer di tàkk ba keroog ñu koy arrêter en amont amul benn tiitaange par rapport au dëkkuwaay yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii
donc amul beneen ngaañ-ngaañ aussi bu mun a am. kii di Mame Samba Gadiaga ñu fekk ko ci bërëb bi nee na nguur gi de war na cee jëli pexe rawatina usine gaz bi samp fii daanaka ay loraange kese la leen indil te amul la ñu njëriñ dëkk bi. danger bi c'est permanent ay risques la ñuy dund fii ci Gadiaga teelu gaz yi dañ ñu wër yàgg nañ ko dénoncé démb ak barki démb tey dañ koy dénoncé waat xar kanamu Gadiaga boo ko xoolee tey ñun la dëkk bi gaz dafiy génn doo ko gëm Gadiaga amul hôpital Gadiaga amul dispensaire ndox bu ñu naan sax amuñu ko seen ndox bu bon bi ñu am ñu ciy may ñuy naan sax nga xamante ni boo ko naanee lu mën na cee fekk dañu koy soxore jigéen ñi dañu mujj génnal leen benn robinet dëkk bu toll nii. boroom xam-xam yépp nag ñu ngi wër teen ab gaz bi di def seen kéemtalaay kàttan ngir mu fay ñenn ci ñi nga xamante ne am nañu xam-xam lu jëm ci wàllu tàkk ak gaz nee nañ buñ sàgganul mën naa def ay fan. mën naa def ay fan loolee nag ki nga xamante ne xam-xamam màcc na ci di Amadou Kanar Diop dëggal na ko lakk gi fay ko du yomb waaye nag ka mu teg baaraamu tuuma rek mooy kër googu ñu duppee Forteza ndax nee na kër googu lu jig njaak moom sapeur pompier boobu nga xamante ne sax dafa alerté rafetluwul benn yoon woolu gi nga xamante ne nguurug Sénégal woolu na ko l'armée bu France Chérif Dia. gulet Sénégal jànkoonteeg ak xeetu lakk guñ nemeeku ca Gadiaga ca benn ci teenu gaz ya fa nekk Amadou Kanar Diop ne lu jit njaag waa Forteza yay exploité gaz ba ñoom ñooy njaag. Forteza mooy responsable entièrement lu tax loolu mënuñoo xalaat ne dañuy def teenu gaz bu mën a tàkk mën a exploser te waxoo ne bu tàkkee bala exploser jumtuwaay yi laay jël nii laay def loolu amu fa. waroon na am plan de mitigation wala plan d'opération interne wala plan d'intervention d'urgence nu mu ko mën a tuddee waroon na koo def partager koog nit ñi. xeetu lakk gi fay ko dafa laaj temps ak ay moyens yu am doole ba tax na moom mu jàpp ni mën naa weesu sax ñaari ay bis yu ministre bi dénk wàllu pétrole ak gaz wax. il faut que nit ñi xalam ne mën naa weesu ñaari ay bis yooyu parce que loolu amoon na Inde ci ñaar fukk ak juróom-ñaari weeru mai bi passé. mais ñu ngi ko fay ci fukki fan ak ñeent ci weer bi passé weeru novembre donc am na juróomi weer ñoom lañ ko fay donc mën na nit ñi xam ne mën naa weesu fukki fan ak juróom yi mais nañ ñaan mu yem ci fukki fan ak juróom yi. li ñuy wax reyteen bi maanaam wut ban wala ciment ak ndox pour rey ko defe naa moo moom la ñu mujj ci pour fay ko. moom mi jiite woon sapeur pompier yi ci Thiès naqarlu woote wàllu gi kilifa yi woote wàllu waa France te monte day. ëpp nuy jumtukaay sapeur yi Sénégal. nag di méttitlu vraiment li ñuy wax ci rajo bi dañ ñu ngi woo pompier français yi benn oto la ñu am ak juróomi nit muy pompier de l'air avion la ñuy fay donc ñooñu bu ñëwee daañu jël équipement bu important wane ko seen équipement personnel bopp bu ñëwee ne comme rafet na te maandu na ñu ab photographe comment dire encore caméra yi def ci zoom ñu def na ñoo fa def daal te duñ fa indi dara lañ ñu dul apporter nañu xam ne. actuellement nii équipement bi sapeur pompier Sénégal am Afrique de l'Ouest yëpp benn sapeur pompier amu ko fa mën naa weesu Afrique de l'Ouest donc nañ leen gën a dooleel ci ay jumtuwaay. boroom xam-xam bi ci wàllu gestion catastrophe ne Sénégal war naa am lum jàngat ci lakk gi am ca Gadiaga Sénégal nga xamante ni léegi tey mu daal di commencer di exploiter pétrole ngir rekk su ko defee lii boo amatee ñu xool nan leen def ba jàmmarloog moom. ñu des ba tey ci kër googee rek sampe nag foofee nga xamante ni moom mooy Gadiaga wax nañu ko fala lakk ga xewee kër goog nga xamante ne nag ma nga fekk baax ca réew ma Amérique ab laaj samp kañ la nekk ci réew mi lan moo dox ci diggam ak nguurug Sénégal lan la ñu jëflanteel waaye li ci gën a am solo mooy ndax ñi ngi sàmmonteeg matuwaay yi nga xamante ne tey jii xëy na jàpp nañ ni bu ñu ko matale woon lii yëpp du am tontu li dañu ci ànd ak Mame Birame Diouf. ak autorisation bi fàttali ni kon ñu joxoon ko société bi di Petrosen ak kër gi di Forteza lépp jëm ci exploité ab gisement bu gaz naturel ñu duppeeku Gadiaga 2 loolee jaar ci ab décret ci atum 2004 waaye 2006 beneen décret ñëw kon jox Petrosen ak kër googu di Forteza ngir it ab contrat goo xam ni jëm na kon séddoo li nga xam ni mooy production hydrocarbure kon état bu Sénégal it bokk ci. waaye leneen loo xam ni jëm na ñu jagleel ko zone boobee nga xam ne nii ñu ngi ko xayma ci 1145 kilomètres carrés nekkoon ca bloc bu Tama ci atum 2008 beneen décret ñëw di wane ni kat Petrosen ak Forteza autorisé nañ leen à titre provisoire ngir ñu exploiter ab puits buy defar gaz naturel loolee nekk ca Sajaratu ñu gis ni ne kon bloc bu Tama boobee ñu ngi ko amal ci
ñaar fukk fan ak juróom ñett ci weer octobre jàpp fukk fan ci weer décembre atum 2007 donné accord yu wane kon yàggaan la gi dox ci diggante nguuru Sénégal ak kër gi di Forteza nga xam ni sax ci situ yéteye ñu ngi xalma yi ni lépp loo xam mu ngi koy produire mën nañ ko jàpp ci 20 millions nm cube lu ci bëri kon ci liggéey googee lépp ñu jagleel ko courant ngir jox ko nit ñi mel ni kon courant googee tey lu waroon doy ci Sénégal la buñ ci yokkee lépp lu jëm ci ressource énergétique goo xam ni kon Sénégal am na ko gannaaw ñaar fukk at ak juróom kon chercheurs yi di wër ci diggante 1952 ak 77 ñu gis ne kat lu jëm ni société yooyu nga xam ni kon ñu ngi yëngu ci mbirum gaz lu ci mel ni Forteza am na liggéey gu am solo gu ñuy def ndax téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci ay puits exploitation forêt ci onshore gis nañ ni am na waaye ci jàppandalu société africaine de pétrole ak la compagnie des pétroles Afrique de l'Ouest ak création nag société des pétroles du Sénégal ci atum 1981 lu toll ci juróom fukk ak ñett ci ay puits exploitation ak production lépp lu jëm ci offshore ak onshore ñu gis ne kat am na yi ci mujj ñu nemmeeku ko ci zone de Gadiaga Sadiartou foofee nag ñu fay defar gaz naturel ci atum 1997 ak léegi ak explosion bi nga xam ne am na ci situ Gadiaga samedi gi ñu génn coow ñëwaat ci ni ñuy foore li di forage yi waaye lépp loo xam tey ji war nañ ko jëlee ci liggéey yu ni mel ngir doxal suñuy koom ak ëllëg liñ ciy xaar fàttali saxit bind yi nga xam ni kon Libération amaloon na ko ci atum 2016 di xam ne dëgg-dëgg kër gi nga xam ni kon mooy Forteza lan la ak lépp loo xam ni jëm na ci nañu ko taxawalee mu ngi doon xam ne ni adresse am donte mu ngi fii ci biir Sénégal waaye ñu ngi ko immatriculé ci ab paradis fiscal boo xam ne ni mu ngi nekk ci ay îles Caïmans lépp rek ngir bañ a def ak lenn lii di fisc bu Sénégal. ñu koy jaajëfal Pape Fara ñu koy jaajëfal bu baax Mame Birame Diouf sax la ñuy wax ñu àddu nag ci mbootaay gi nga xamante ni moom moo ëmb waaye jëfandiku yi ci Sénégal di consommateurs yi ñoom nag ñi ngi sàkku ci nguurug Sénégal daal mu teggi daan importateurs yi nga xamante ne ñoom ñooy dugal gadget yooyu ci réew mi ak ni ñu ko gisee woon muy gadget yooyu nga xamante ne nag dafa am rek alcool te demoon na sax ba yegg ci yenn gone ñu koy jëfandikoo bëgg nañu nag ñu teg leen ay daan yu diis a diis ndax boobu ba nëga ni ak bàyyandiku dafa am ca ñoom te réew mi nag du lu neex waay def Pafara ñi ngi Amadou Ba. ay daan yu tar yoo xam ne moom la ñu war a jagleel ñi nga xam ne ñoom ñoo indi gadget yooyu daal di am lii di sàngara loolu la waaye UNCS gis di mbootaay mi nga xam ne ñooy xeexal lii di consommateurs yi ñu ngi ñaawlu bu baax a baax négligence ñi nga xam ne ñoo nekk njiit yi. maanaam ñu ne sàngara da cee nekk loolu képp ku ko def wàcc nga yoon tooñ nga te it nit ku baax du tooñ kenn kon képp ku ko def dañ la war a teg ci yoon. teg la ci yoon lépp loo nga xam ne yoon war na ci yow loola dañ koo war a teg ci yoon ba bu ëllëgee dootoo ko ñemee def keneen dootul am xelo def ko wala keneen du am xalaatu def ko pour loolu mën a jeex. tey vraiment loolu manquement la parce que je ne comprends pas ay importation gadget yoo xam ne c'est des produits yoo xam ne mu warul dugg ci dëkk bi mais malheureusement produits ñëw nañu mais fan la dugg fan la jaaree ñun xamuñu ko kon nag ñun li ñuy laaj l'état bi. ñu redoubler d'efforts surtout seen service de contrôle mooy douane bi mooy ministère du commerce à travers la direction du commerce intérieur ñooy contrôler. ci wàllu wu ni mel ñoom nee nañ ànd nañ ñi nga xam ne ñoo nekk acteurs culturels yi maanaam artistes yeeg ñi ciy yëngu te woo nguur gi mu xoolaat bu baax a baax mesures yi nga xam ne moom la ci jël. ñun union nationale dañuy laaj état bi véritablement mu jàppale secteur culturel bi parce que ñoom tamit ay askan lañu ay consommateurs lañu. kon nag su ñu tëjee salle de spectacle yi kon nag ñoom duñu mën a duñu seen njaboot yi kon nag dañuy laaj demander état bi ñu dimbali acteurs culturels yi à travers le fonds Covid-19 bi. ngir ñu am rendement bu baax a baax UNCS tax nag ñu daal di créer ab alliance sénégalaise pour le consommer local. nga xam ne bu nu ko liggéeyee ci consommation ci li ñuy bayee ci li ñuy nappe ci li nga xam ne mooy jóge ci sunu réew mi sunu ko fulaalee yaxanal ko Sénégal mën na ci gis boppam. ba keneen koo nga xam ne sax maanaam rawoon nga Sénégal mën na laa raw te it li nu ci jublu mooy jigéen ñi am xëy góor ñi am xëy cosaan yi newoon fii ci sunu réew cosaan yooyu dellu siwaat ci sunu réew li nga xam ne moom la ñuy bay mën a am fu ñu ko jaayee li ñuy bay mën a am fu ñu ko denc. gannaaw 25 ans d'existence nekk seen bésub anniversaire ñoom nag nee nañ xeexal nañ lu bëree bëri li nga xam ne moom moo nekk askan wi jàpp nañ ne ci at mi nga xam ne ci la mbas mi am ci la consommateurs yi gën a sonn.
ñu àddu nag ci tey ndaje mi nga xamante ni amaloon nañu ko doonte fësal nag rapport PASTEF bi ñeel wàllug njàng mi président Macky Sall di sàkku rek ci jëwriñ yi nga xamante ni ñoom la ñu dénk jëwriñ ji ñu dénk wàllug njàng mi mu gën kaa dooleel ci kaw nag fexe rek ba yokk inspecteurs yi nag ci école yi waaye tamit ci mboolem département yi ndax loolu dafay tax rek fi nga xamante ni fa la njàng mi tagga témbe mën a yëkkatiku ñu teewlu président Macky Sall ci micro Maïmouna Ndiaye. Il faut prendre en fait le problème depuis la racine. problème bi ci reen bi la nekk li nga xam ne nag moo nekk ca primaire ak wàllu formation enseignants yi instituteur ak formation inspecteurs yi damay wax sax ministre bu yor wàllu njàng mi faaw ñu daal di yokk bu baax a baax li mu inspecteurs yi ci école yi ci wàllu département yi su dee formateur bi dem na ba ragaltul inspecteur loolu nag dafay am loo xam ne jiixi jaaxa la wala jafe-jafe ci wàllu njàng mi il faut ñu former lu bëri ci wàllu inspecteur ci wàllu département naka noonu ci wàllu académie bi tamit wàllu njàngum supérieur yi ngir nag ñu former ñenn ñoo xam ne dinañ am ay possibilité former ay inspecteur donc kon ñu ngi woon nag ñëpp ñu daal di def évaluation ci wàllu question bu jëm ci wàllu qualité formateur yi naka noonu loolu nekk na ci wàllu waxtaan bi te gis nañ ne nag dinañ daal di teg ay milliards yu bëree bëri ci loolu ci wàllu njàng mi. mu nekkoon ndajeb kuréel bi ëmb jëwriñ yi nga xamante ne ñoom la ñu dénk wàllum njàng mi ñu fare rek ci nguur yi bokk ci francophonie lii nag ay cadeau la cadeau yoo xamante ne nag ñi ngi ko jagleel rek ay xale ci jamono ji nga xamante ne nag jamonoy nawet la fondation Youssou Ndour nag daal di jot cadeau yooyu nag ci loxoy fondation Afri Kids mu nekk nag lu am solo ndax liñ ci jublu rek moom mooy fexe ba xale yi nga xamante ne nii seen i waajur nag seen loxo jotul seen gannaaw ñu mën a jotee ci cadeau yooyu tey nag ñu doon ko jot fii rek ci télévision Futurs Médias Cheikh Diop. ay dàll ay powukaayu xale ba ci sax ay livre ci jamono yi nga xam ne ñu ngi waajal feetuk Noël yi nag fondation Afrikix daal di jébbal yile don fondation Youssou Ndour lépp ngir bégal tout tànk yi. ñu gisee li Youssou Ndour di def ñu décidé ñoom tam ne dañu bëggoon associé ak moom pour dimbali fondation am tamit joxe ay dons et en tant que sénégalais ñu mën a indi suñu contribution tamit pour jàppale ñi nga xamante ni peut-être yàlla def na. amuñu moyen peut-être pour célébrer fête yi nii wala du ñu mës a jot jouer wala amuñu ay livres wala dara ñu dem may leen ay dàll wala ay livres wala ay jouer. lu ni mel nekk loo xamante ni fondation Youssou Ndour mi ngi koy rafetlu. kaddu yi kaddu cant la di remercier bu baax monsieur Oumarou Idrissou ak équipe bi mu àndal yëpp ci liggéey bu am solo bi ñuy def parce que jàpp naa ne képp ku jug rek di dimbali. surtout nga jëmale ko ci tout tànk yi mooy xale yi loolu lu ñu war a accompagner la lu ñu war a encourager la donc ci turu Youssou Ndour tey loo yi ñu jot jëmale ko ci xale yi ñu ngi ci am mbégte. fondation Youssou Ndour di taxaw saa su nekk ci li nga xam ne rek moom moo di bëgg-bëggu askan wi noppi itam ngir tàllal loxo ñi nga xam ne seen ay yoxo jotewul seen ak ginnaaw. tax ñu gën a sawar pour liggéey ak Youssou Ndour dafa am Mbacké Dioum daf ñu wala ak Youssou Ndour et puis dañuy gis tamit liggéey bi tamit bu muy def ci Sénégal te dafa nekk tamit icône dans le monde entier. ku xam Youssou Ndour xam attachement am ci xale yi. nekkoon na fi ambassadeur UNICEF lu yàgg di jàppale cause xale yi tey fondation Youssou Ndour li ci bëri ci dimbali ñuy def ci xale yi lañ ko jëmale. Sénégal nekk juróom-ñaareelu dëkk wi nga xam ne rek Afrikix mi ngi fay dem ngir daal di jébbal yi la don ñoom ñi le taxaw temb ngir daal di saafaraal bëgg-bëggu askan wi. jërëjëf Cheikh Diop ñu lay jaajëfal bu baax a baax yéen it sant nañu leen gërëm leen Aram Touré xam naa noppi nga ma bàyyi la rek yow it nga wéy ak sa gan. jërëjëf Fatou Kiné Deme Maguette Ndiaye la mooy maire Notto Gouye Diama ndax sànq ñu ngi woon ci puits boobu nga xamante ne ni mu ngi tàkk jamono ji fële ci Gadiaga wax encore une fois ci loronge yi nga xamante ne ni